assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan tey ñu fas yéene ñëw ci phase numéro 19 ci istuwaaru dajjal dajjal dal di décider dem rassembler 100 personnes 70 yi ci armeem lañu bokk nekk ñi nga xam ni ñoo ci ëpp expérience ci wàllu guerre yeneen 30 yi ci protocole am lañu bokk mu ànd ak ñoom ba ci aéroportu Tel Aviv mu ni leen nañu embarqué ci Boeing 747 bi nga xam ni am na 5 réacteurs te ñu def direction Médine ak Makka ñu daldi embarqué ñoom ñépp bi ñu embarqué avion bi daldi décoller bi mu décoller Dajjal ni leen gis nga drone yi nga xam ni armé woon nañu ko pour éliminer Imam Mahdi gis nga ni mu déjouer sunu plan moo tax li ma gis ni mooy solution il faut nu dem ba Makka walla ba Médine ñu mën ko gis nii bët ak bët pour mën ko éliminer parce que li ma jàpp mooy soit mi ngi Makka walla Médine mais ñaari dëkk yooyu daal mi ngi ci benn kon nañu dem Makka dem Médine lieutenant bi nekk ci avion bi ak moom ni ko dëgg la waaye su fekkente ni nga ko waxee Imam Mahdi foofu la nekk kon pays bi dafay mujj nekk pays hostile ci ñun sunu traversé seen espace aérien est-ce que radar yi suñu identifié kon duñu abattre Boeing bi li gënoon dal sama xel daal mooy ñu wut 4 avions F-16 ñu escorté ñu ba ñuy atterrir Dajjal ni ko loolu lépp dëgg la mais je pense que du ko jar parce que amee naa pouvoir mystique bu tolloog su nu demee ba dugg seen espace aérien rek dinaa fexe ba radar yi duñ ñu mën a identifier te daanu passer inaperçu lieutenant bi ni ko kon baax na ñu continuer nekk ci Boeing bi ñuy dem bay waaj a dugg ci espace aérien bi rek lieutenant bi tourné rek daldi ni Dajjal gestul nga xool ci sa wetu épaule gauche fi nga toog Dajjal daldi gestu rek seen benn picc bu weex bu mel ni genre pélican blanc ci biir avion bi ñu tourné ñu ni waaw ñun bi ñu embarqué gisuñu woon picc bi nan la def ba dugg ci biir avion bi Dajjal tourné xool ko ci ay bët picc bi daldi tàllal ñaari laafam ci biir avion bi daldi tijji begam rekk daldi wax baat bu leen bett picc bi ni bismillahi rahmaani rahim
alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijilin fa ja'alahum ka asfin maakulin. Pilote bi tourné ni perte nañu benn réacteur, arrêté na fonctionner. Dajjal ni leeroon na ma ni lii du pélican blanc boo xam ni dafa embarqué par erreur, leeroon na ma ni lii pouvoir mystique la. Picc bi taxaw fa mu taxawaat niwaat bismillahi rahmani rahim alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijilin fa ja'alahum ka asfin maakulin. Pilote bi tourné ni pertaan nañu beneen réacteur, mu dese leen ñetti réacteur. ñu ni picc bi bu noppiwul daañu perte réacteur yépp. picc bi ni waat bismillahi rahmani rahim alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijilin fa ja'alahum ka asfin maakulin. Pilote bi tourné ni pertaan nañu beneen réacteur, mu dese leen ñaar. Pilote bi ni lii solution bi mooy ñu retourner delluwaat directement ca aéroportu Tel Aviv parce que sinon avion bi day écrasé, sinon avion bi dana daanu te bu daanoo foog naa ni kenn dootu ci dundaat. kon nag balaa ñuy wax dañuy dem seet Imam al-Mahdi ñu seet nu sauver sunu bopp ba noppi. Dajjal ni est-ce que loolu c'est faisable? Pilote bi ni ko c'est faisable, mën nañ ko def. Armée bi mu àndal tourné ni ko vraiment amuñu le choix, il faut ñu retourner waat. Dajjal daal di ni kon changer le cap, ñu delluwaat. Picc bi disparaître. Dajjal ni changer le cap rek picc bi disparaître, gisatuñ ko. Dajjal la ngi mer ni xamoon naa ni balaa ñuy ñëw ba agsi lu nekk danañu ko fexeel. te pourtant séquence boobu xew mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ci hadis ni Dajjal su bëggee dugg Màkka ak Médine dana am malaayika yoo xam ni dañuy tàllal seen laaf baare ko. waaye xëy na ñu bari comprendre wuñu ko woon nii, dañu yaakaaroon ni rek xëy na dafa am ay malaaka yoo xam ni dañuy dox ci suuf tàllal seen laaf baare ko, alors que séquence bii la yàlla di xewal ci Boeing bi nga xam ni moom la jëloon fas yéene ni dafa jëm Màkk. Dajjal daal di retourner. bi mu retourner ba ñu dem ba aéroport naka ñu atterrir rek mu ni armée bi nañu ko convoquer kenn ci dignitaires yi nga xam ni arrêté woon nañu leen avant. ñu convoqué kenn ci dignitaires yi parce que Dajjal vengeance lay wut. bi mbokk mi ñëwee taxaw Dajjal laaj ko ndax jullit nga, mu ni ko jullit laa. Dajjal ni ko loo gëm, mu ni ko yàlla laa gëm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko mooy sama yonent. mu ni ko Imam al-Mahdi moom lay déglu ay instruction. Dajjal tàllal loxo càmmoñ bi nga xam ni ca la bague en or bi nekk, wax ca lam ca wax, loxo bi nekk jaasi, mu gor boppi kooku booba dali fële. mu ni il fallait ma venger wu ci ñenn ñi nga xam ni toujours lu ma naqadi lañ may def. waaye bi Dajjal defee loolu ca Jérusalem fekk Imam al-Mahdi ma nga Màkka, ñu jékki saa rek gis jant bi daal di xonk, jant bi indi couleur bu rouge, te boobu jant bi ngi doon waaj a tëdd, jant bi daal di xonk. ñu gis poussière bi commencé di wàcc. compagnon yi ñëw ak jullit yi wër Imam al-Mahdi laaj ko lan la, mu ni yàlla moo wàcce meram ci kaw suuf, parce que mu ni Dajjal dafa am léegi ku mu exécuté, nit ku baax, nit koo xam ni nitu diinal islam la, mu exécuté ko te kooku defu ko dara, moo tax yàlla wàcce meram.
mu commencé lëndëm poussière bi commencé di wàcc waaye li gën a yéeme mooy ndox yi commencé di changer robinet yi bu ñu tijjee robinet yi commencé di weex chaîne de télévision yépp di ko wax yaakaar ni dafa am benn attaque chimique bu am ci ndox mi ndox moo tijj rek mu mel ni xorom Dajjal ni ñi mu nekkal su ndox yépp changé it man mën naa compenser loolu parce que ñun puiser woon nañu ci source yi ay bouteilles des millions de bouteilles des milliards même yoo xam ni garder nañu ko bis bu demee ba ndox yépp continuer mel ni mu ni forcément ñi koy naan kon daf leen di jox ay jaare mais nañu fexe ba ñi nga xam ne ànd nañoo ak man ci sama idéologie nañu leen ñoom jox ndox yi nga xam ni eau de source pure la yu ñu puiser woon bu yàgg ñu naan ko ñoom te arrêté seen robinet bañ ko tijj armée bi commencé di organiser camions yi pour distribuer ñi nga xam ni ànd nañu ak Dajjal ñu jox leen ndox mu neex Imaam al Mahdi moom fa mu ne mu ni ñaari ndox ñoo dul changé ci jamono ji muy zam-zam bi nga xam ni mu ni mi ngi màkk ak zam-zam bi nga xam ni ñu ngi koy puiser ci Médine mu ni robinet yi koy joxante ñoom ñaar ndox yooyu moom du changé waaye nag mu ni même yeneen réew yi ndox yi dafay changé protocole am demandé ko ni ko nan la ñuy def ak ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi ànd ak yàlla Imaam al Mahdi ni ko waxoon naa leen la ñuy def te mu di leen jëriñ mooy fexe dëgëral seen imaan mu ni xam ni même ci luñ doon yaakaar ñoom te muy ñii nga xam ni dañu yaakaar ci wàllu mbay Imaam al Mahdi ni leen fi ma toll yàlla xamal na ma ni at mii gutu ndox du ci wàcc ndax lii Dajjal def kon atu sécheresse lay doon waaye kon atu bekkoor lay doon waaye kon at bu metti lay doon mu ni te di ngeen gis ni Dajjal ak ñi mu àndal ñoom dinañ def le tout ba ñi nga xam ni gëm nañu idéologie mu gën leen yokk ci nii di leen jox ñuy lekk di leen wutal ndox mu ñuy naan mais aussi di leen defal li nga xam ni seen njëriñ la ci àdduna mu ni ñun nag nañu muñ te xam ni am nañu yàlla mu ni te bu ñu amee yàlla am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñàkkatuñu dara ñu xool nan la ñuy organiser ñun suñu côté Dajjal moom bi mu gisee univers bi demee noonu mu gis atmosphère bi demee nii moom ma nga kontaan mu wax ñi nga xam ni day ànd ak ñoom ci protocole am ni leen lii occasion en or la boo xam ni nanu ci profitu fépp foo xam ni am nañu fa koo xam ni ànd na ak ñun suñu idéologie nañu la jox ndox mu doy sëkk moo xam ni di nga arrêté sa robinet te teewul da ngay naan nañu la jox vivre mais aussi nanu fexe ba banque yi nga xam ne nekk na ca réew ya banque yooyu yëpp nañu demander ñi nga xam ni adhéré nañu suñu idéologie ni nañu dem ca banque yi lañ leen defal ay prêt ñoom kenn ku ca nekk na dem ci banque yi mu lebal ko lu mu bëgg heure bu manqué rek ressource bi su manqué mu ni dinaa contacter ñi nga xam ni sama ay fidèle lañu te nekk ci yeneen pays lu ñu am ñu àndandoo jàppale ñu ci ñu dimbali ñooñu mu ni parce que gis naa ni daal ci guerre bi ci nii la ñu mën a gagner Imaam al Mahdi ndax tenté nañu yële yëpp gis nañu mu échec kon gis naa ni léegi ci côté économie la ñu mën a jaare léegi pour gagner ko waaye loolu Dajjal wax mu porter ses fruits ñu commencé gis ñu bari di adhérer ci idéologie am parce que dem na ba ku adhéré wul soit ndox mi ngay naan ndox mu saf xàtt ak xorom la yaa ngi yaakaaroon xëy na ci nawet Imaam al Mahdi teel na prédire ni leen li Dajjal def tax na benn guttu ndox du wàcc ci asamaan ndax merub yàlla beneen bi mooy gis nañu sécheresse bekkoor am na léegi nag te Dajjal moom côté boobu yëpp mi ngi fexe nu mu ko compenser ci ñi nga xam ni bokk na ak ñoom idéologie ba sax ni kenn ku nekk ci ñoom rek su fekkente ni gëm na moom Dajjal li muy woote ni mooy yàlla mu nangul ko kon kooku mën na dem directement demander ci banque réewam banque ba daañu ko defal prêt ndax ànd na ak ñi nga xam ni ñëpp ay fidèlam lañu te ñu ngi ci yeneen réew yi mouvement am nag commencé ñu bari di rallier mais ñiy rallier ñëpp nag lenn doo nga tax ñuy rallier mooy seen intérêt personnel ak yaakaar wàllu àdduna Dajjal nag daal di toog ci bureau
daldi xool asamaan seeg ni poussière bi di wàcc ba yàgg mu xàqataay daldi neen waxoon naa leen ni leen man maay woote yàlla weddi ngeen ko tey gis ngeen ni fii ma toog ci sama bureau léegi nag lépp maa koy gérer ni léegi nag lépp maa koy commander protocole yi ko wër yépp daldi koy tàccu Dajjal nag daldi kontaan kon xam naa ni foofu la ñuy taxawagum ba ñu ñëw ci phase bi ci topp ñu àggale incha allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tey ñu fas yéene ñëw ci phase numéro 20 ci histoire Dajjal Dajjal daldi toog ci bureau wax ni léegi lépp moo koy contrôler mu daldi kontaan waaye ci moment boobu Imam al Mahdi daldi def benn déclaration ca Makka mu wax ni mi ngi demander jullitu àdduna bi yépp ñi nga xam ni mën nañu suratul Kahfi nañu koy jàng guddi balaa nuy tëdd mu ni ñi nga xam ni it mënuñu lépp nañu fexe ba ca suratul Kahfi nañu mokkal ñeenti aaya yi nga xam ni mooy aaya yu njëkk yi te ñu di ko jàng balaa ñuy tëdd ak di ko jàng suñu yewoo Imam al Mahdi def déclaration boobu ca Makka digal ko jullitu àdduna yépp ni leen bu ngeen gisee ma def déclaration bi mu ni dama yëg ni Masiix Dajjal am na lu muy waajal loo xam ni ku ci gànnaayoowul sooratul Kahfi rekk soo moyatuwul mën na am lu mu wane ci yow mu ni kon na ko jullit yépp def yenn chaîne de télévision islam yi diffuser déclaration Imam al Mahdi boobu ba yàlla dogal jullit yi ci àdduna yépp dégg nañu déclaration bi waaye ñu dem quelques instants rekk Dajjal fa mu nekk sa Jérusalem ca biir bureau mu commencé di xalaat ni ba léegi daal am na loo xam ni des na parce que ni mu bëgg nootee dëgg-dëgg àdduna daal ba léegi mi ngi yëg ni des na bi muy xalaat loolu rekk Iblis daal di jékki saa dugg si ci bureau ni ko am na objectif boo xam ni war nga ko atteindre mooy war nga fexe ba compagnon Imam al Mahdi yi ak jullit yi nga xam ni dañu ànd ak moom kenn ku ca nekk war nga ko mën a dem seeti nga fexe ci sa pouvoir mystique nga contrôler rooxam ba sunu shahada bii nu créé rooxam wax ko fekk ñoom boobu dañu créé benn shahada xam nga li jullit yi di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah attestation de foi boobu jullit yi di wax Dajjal ak Iblis dañu mànkoo créé benn attestation de foi boo xam ni ku ko wax day dellu ci ni nangu nga ni Dajjal moom yàlla la ñu créé seen attestation de foi ñoom Iblis ni ko nag comme bii ñu waxloo ko làmmiñ yi day jafe parce que ñi féete ci ñun rallier sunu mouvement rek ñoo koy wax na nga fexe ba ñi Imam Mahdi am nga waxloo ko seen roox parce que bu ko seen roox waxee rek di nga mën a manipuler seen xel Dajjal ni ko wax nga dëgg
ni ko waaye léegi nan nga xalaat ni noonu laa war a procéder. Iblis ni ko da nga fàtte bi ngeen bëggee neutraliser imam Mahdi ci seen missile yi bi ngeen jëlee drone yi ñaata image am ngeen gis mu ni ko 70 mu ni ko du dafa multiplier ay jëmmam yow aussi am nga pouvoir mën a multiplier say jëmm kon defal noonu. Dajjal ni ko wax nga dëgg daal di préparer bague magique am jàng la muy jàng multiplier jëmmam loo xam ni ëpp na junne ci ay jëmm waaye jëmm ji nekk nag par voie mystique Dajjal daal di koy yóbbu ci benn dëkk boo xam ni ay jullit xàqan ña nga fa ay compagnon Imam al Mahdi ña nga fa. léegi nag ni muy procédé ak jëmmam yooyu moom Dajjal day bàyyi ba nga xam ni jullit yaa ngi waaj a dallu pour nelaw mu ñëw feeñu leen ci gént. bu leen feeñoo ci gént fexe shahadaam boobu nga xam ni mook Iblis moom la ñu créé ñu insérer ko ci ruuxu jullit boobu nga xam ni day nelaw. léegi jullit bi dafay gént di répéter di nangu ni Dajjal yàlla la ci nelawam su yewoo rek xelam commencé jaxasoo mu commencé di sore alquran commencé di sore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jàngaleem commencé di bëgg weddi Imam al Mahdi ba xëy rek daal di rallier ci mouvement Dajjal. gis nga boo demee ci monde xayb manuel bi ni jàngalee histoire dundu Dajjal bi ñu koy organiser ba àgg ci paramètre boobu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dafa demander yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bëggoon naa la ñaan mën a intervenir foofu. yonent bi ni ko looy ñaan mu ni ko dama bëgg jullit yooyu nga xam ni Dajjal dina dem di leen feeñu ciy nelaw ñu mën a xàmme ni kii Dajjal la te niñ koy defee mooy buy feeñ rek nañu wane benn bët ba mu leer nàññi ba ñu xam ni benn bët lay xoolee ca gént ga mais du xippi ñaari bët. yonent bi nangul ko ñu continuer paramètre ba ca manuel ba ca xayb. looloo tax Dajjal jullit yi muy feeñu yépp ci seeni nelaw pour di jaxase seen rox ba def ci attestation de foi boobu bu leen di feeñu toujours façon jëmm joo xam ni benn bët lay amee la leen di feeñoo. waaye gis nga ci pouvoir mystique am moom Dajjal yàlla mën loo naka loolu bala muy juddu mu mën di ko def ci jullit yi waaye mën loo na ko aussi su demee ba juddu it ba mission tàmbali mu mën di feeñu jullit yi noonu ci gént. léegi ñoom nag seen xel dem ci li Imam Mahdi defoon comme déclaration te mooy saafara bi muy sóoratul Kaafi. jullit yi nga xam ni ñoom jàng nañu sóoratul Kaafi ñeenti aay yu njëkk yi balaa ñuy nelaw dañuy seetlu bu Dajjal ñëwee di leen feeñu ci gént gi rek di wax ak ñoom pour ñu dëggal ni moom yàlla la dañuy gént ci gént gi ñoom dañuy taxaw rek di répéter sóoratul Kaafi ñeenti aay yi ñu gis Dajjal yuuxu daal di daw ci gént gi. ñi nga xam ni nag jotuñu ko jàng bi ñuy tëdd ñoom à chaque fois dañuy gis ni bu Dajjal ñëwee dafay waxloo seen rox attestation de foi ba mu créé mook Iblis ñoom suñu yeewoo rek dañuy gis ñu commencé weddi yonent bi commencé weddi yàlla commencé weddi ay instruction Imam al Mahdi. du yàgg ñu dem rallier mouvement Dajjal. léegi Dajjal nag tasaare ay jëmmam te ma nga Jérusalem de tasaare ay jëmmam ca këru jullit yi tasaare ko ci këru compagnon Imam al Mahdi di leen feeñu noonu ci gént. léeg-léeg sax nit nelaw ba yàgg wëlbatiku seen nii Dajjal mu taxaw ci diggu néegam ak benn bëtam waaye ku ci xoole ba mu manipuler sa rox rek sa xel commencé yàqu nga rallier mouvement am. mujj monde musulman bi dem ba jullit yi sonn bu ñu mujj génn di manifester waaye bu ñu génnee di manifester comme réew ya nga xam ni ca la ñu nekk ñi ca ëpp ca dirigeants yi Dajjal la ñu àndal ñu def benn répression bu metti ci seeni kaw
ñii ñu emprisonné leen, ñii ñu jàpp leen, ñii mujj dem rallier mouvement Dajjal. ndax fu jullit yi dee manifester rek dafay am ñeneen nit ñoo xam ni ñoom it dañuy daje di manifester di leen wax li leen teg métit bi yépp mooy ñàkk nangul bi ngeen ñàkk nangul Dajjal. kon ñëw leen ngeen bokk ci ñun rek ngeen neexle. am jullit yoo xam ni dañuy jékki saa jóge ci seen camp daal di dem ca camp bale rallier ci Dajjal. adduna bi di doxe noonu di gën a jaxasoo mujj na kiy nelaw ci jullit amatul jàmm tànk jàngul sóoratul Kahfi. ki yeewu di dund amatul jàmm ndax li neex lépp ma nga ca gaay Dajjal ya. jullit yi di dundee lu metti adduna bi jaxasoo ba kenn xamul fa mu toll. yàlla dogal rek Dajjal bi mu demee ba gis ni organiser na loolu lépp nga xam ni mbëbëtam la woon mu jàpp ni léegi dominé na àdduna mooy diriger àdduna nu ko neex la àdduna di doxe mu xëy rek daal di woo ay lieutenant bi lieutenant yi ñëwee ñu daje ci biroom Dajjal ni leen léegi benn projet moo ma dese su ma ko réussiree rek nag jeexal naa nag su boobaa mën naa nag jublu sama politique te bàyyi mbirum imam Mahdi male. lieutenant yi ni ko ban projet la mu ni dama bëgg vendredi bii di ñëw à partir de 8h génneel leen ma char de combat yi fi nekk yépp ak oto blindé yi ak missile yi. ñu ni ko loo décidé guerre nga décidé mu ni dama décidé raser masjidil Aqsa moom laa décidé raser ba dootul deseti benn brique te vendredi bii à 8h bëgg naa ko raser ba dootul deseti benn brique ba ñu wan imam Mahdi ak ay compagnons ak jullit yi ni leen fii sunu dëkk la du seen dëkk bu dee ñoom ñoo ni mooy 3e lieu saint de l'islam it bu àjjuma dina leer. armée bi yëpp kontaan ñëpp daal di tàccu ni ko projet bi yàgg nañu ñaan nga réaliser ko ndax lii rek a desoon waaw ñëpp kontaan ci moom. Dajjal décidé ni léegi loolu la dese comme objectif bu mu war a atteindre. ci moment boobu yàlla dogal imam Mahdi mi ngi Màkk dégg na information bi chaîne de télévision yi diffusé nañu ko. compagnon mi ñu bare ci ñoom ñi ngi woote téléphone di wax na ngeen wax imam Mahdi ndax dégg na li Dajjal wax nee na vendredi à 8h dafa bëgg raser masjidil Aqsa te fu mu nekk armée bi ñi ngi préparé stationné ak seen char de combat ak seeni ay missile. imam Mahdi ni wax leen ñoom ñi nekk foofu daal nañu ni patt rek te continuer seen jàng alxuraan. bi ñu demee ba ñu ni 2 jours moo ci des. jeudi bi nga xam ni moo ko précédé ñu daal di toog ba tàkkusaan jot bi tàkkusaan jotee imam Mahdi woo ñenn ci jullit yi nga xam ni ñoom la nekkal masjidil haram ak ay compagnons ñu toog mu tànn ci jullit yi fukki nit ak ñaar ni leen dama leen bëgg jox kenn ku ca nekk benn turu yàlla mu boole kaak salaatul fatiha bi nga xam ni moom laa koy jàngaloo ci sirru bi mu ni waaye su ngeen koy jàng da ngeen di sol lu weex toog jublu penk ku ko ci jàng nag gëmm bu xippee ma ngay gis boppam ca masjidil Aqsa kon dama bëgg dem Jérusalem mais dama bëgg ngeen jiitu ma ci jeudi ci ngoon bi rangele fukki taalibe yeeg ñaar yi jox leen ku ci nekk benn secret salaatul fatiha bu ànd ak benn turu yàlla ña nga sol yére bu weex ñu jàng ko xippi ñoom ñëpp ñu gis seen bopp ca biir masjidil Aqsa imam Mahdi ni na ngeen toog ngeen xaar ma fa ndax fa lay jullee ajjuma ci suba comme Dajjal nee na 8h la war a raser masjidil Aqsa daal di wax set ci ay compagnon moom imam Mahdi ni leen yéen ñii yéen juróom-ñaar dama bëgg tey ci guddi gi ñu ànd parce que dama war a présider dernière séance su xadaratul ilahiya ma bëgg yéen 7 ñu ànd demandoo fa mu dellu gestu moom imam Mahdi yeneen jullit yi nekk masjidil haram toogoon ci gannaawam ni leen bu subaa ci waxtu julli fajar ci àjjuma ci bu ngeen ma gisul bu leen ma laajte
ndax maa ngi fas yéene jullee suba ca masjidil aqsa ndax dajjal nee na 8 heures daf ko war a raser kon man war naa fa julli jee suba fajar. compagnon yi daldi ñoom ñëpp apprécier li imam Mahdi décidé mu daldi leen tàggu nag ni leen maa ngi dem ànd ak juróom-ñaar yi ca xadaratul ilahiyya ba pour présider dernière séance bi nga xam ni moo war a am. su ma ca jógee nag Jérusalem lay wàcc parce que fa laa fas yéene jullee suba. juróom fukk ak ñaar yi ngeen gisoon ma jàngloo leen sirru salaatul fatih bi jiitu nañu ña nga foofu. kon nii laa fas yéene organiser vendredi suba bi ak jeudi tay ci guddi. fa tabarakallahu xam naa foofu la ñuy yamagum ba ci phase numéro 21 ñu àggale incha allah. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. tey ñu fas yéene ñëw ci phase numéro 21 ci histoire dajjal. ñu gis ci moment boobu imaam al mahdi daldi organiser jël fukk ak ñaar ci jullit yi jox leen pouvoir mystique bu leen permettre ñu jóge masjidil haram dem masjidil aqsa pour xaar ko. waaye mu jël aussi juróom ñaar ci ay compagnons wax leen ni yéen lay àndal pour ñu dem xadaratul ilahiyya ba pour présider dernière séance bi. boo seetloo ci côté organisation le fait que imam al mahdi jël 12 jiital leen pour ñu dem Jérusalem mu jël 7 daldi ànd ak ñoom ca xadaratul ilahiyya ba. boobu dafa yëgoon ni 12 yooyu nga xam ni yabal na leen mystiquement ca masjidil aqsa ak 7 yi mu àndal ca xadaratul ilahiyya te ñu bokk ci ay compagnons su leen dajalee nombre bi di 19 ñooñu mooy 19 personnes yi nga xam ni bu yonent yàlla Isa alayhi salaam demee ba génn àdduna ñoo ko war a jullee ca Makka jàng dernière formule bi ci bàmmeelam. moo tax mu organiser leen noonu. bi mu demee xadaratul ilahiyya moom imaam al mahdi bi ñu fa àggee liñ fa doon organiser mooy benn rox dootul judduwaat di nekk wëli. xam naa bu doon li tubaab di tuddee dañ doon clôturer la sainteté ñu ni foofu lañ ko doon clôturer ci séance boobu. ñu jël seen organisation yi nga xam ni yépp guddi googu laajoon na ko ñu def ko ni nga xam ni noonu lañ ko bindee woon ci manuel bi. waaye bi ñu terminé ñu jël manuel histoire sainte bi nga xam ni nitu yàlla yi dañ koy faral di visiter di ko jàng ca daayratul awliya yi ñu daldi koy cacheter daldi koy teg. ñoom seen organisation ca xadaratul ilahiyya ba loolu lañ fa doon def. dajjal nag entre-temps wax na armeem ni leen bëgg naa 7 heures du matin yéen ñëpp mu fekk leen ngeen stationné taxaw en place char yi aussi na nekk en place mais mu ni bu 8 heures jotee na ngeen bàyyi ba ma joxe ordre ndax dinaa ñëw sur le terrain fekk si leen joxe ordre pour ñu raser masjidil aqsa. loolu la dajjal décidé woon. ñoom imaam al mahdi ak ña ñu àndal ñoom ñu organiser seen xadaratul ilahi la ca war a jàll yépp ci information ñu jàllale ko ba noppi nag
moom Imam al Mahdi mu préparé pour rejoindre Jérusalem mystiquement. waaye ci boobu aussi fekk na jullit yi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ca masjidil Aqsa 3h30 du matin fekk na yeewu nañ commencé ñëw ci masjidil Aqsa def seen naafila ñiy jàng seen alquran ñi yore seen kurus di zikr salatul fatiha 12 yi nga xam ni Imam al Mahdi yabaloon na leen la veille ñoom ñëpp ñëw nañu épaulé ñooñu 3h30 du matin fekk masjidil Aqsa fees dell ak ay nit kenn ku nekk yaa ngi yore sa alquran ñenn ñi ñi ngi yore seen kurus ñenn ñi ñi ngi naafila parce que ñoom ñëpp yëg nañ ni Imam al Mahdi tey fii la fas yéene julli see fajar ndax 12 yi wax nañ leen ko. Dajjal moom ca jamono jooju fekk na ma nga fanaan ca benn résidence am bu nekk Jérusalem di tëdd di nelaw ak xel mu dal parce que li mu jàpp mooy comme moom nee na dominé na àdduna ba noppi jàpp na ni moom contrecarré na mission Imam al Mahdi ba noppi jàpp na ni léegi dirigeant pays yépp ay sympathisant wam lañu mu ni léegi xelam dal na dal gu tolloog moom ma nga tëdd di nelaw waaye bi mu yeewoo it toog na moom Dajjal 30 minutes di xalaat ndax am na lu ko jaaxal ci guddeem googu mu paase parce que guddi googu bi mu gëmmee ni day nelaw ba muy yeewu dundam la doon gént moo doon première fois mu gént ba ka yaayam ëmbee 1 an 14 jours yi géntaatit ba muy juddoo di nàmp 1 an 14 jours yi na mu doon nàmpe ba yaayam génn àdduna ba bañ ko yóbbee ca orphelinat ba mu dem ca université ya diplôme ya mu fa am ba muy bokk ci Likoud ba muy dem ci Front National Juif ba muy dem di woote Insa ibnu Maryam ba muy woote yàlla lépp ma ngi koy gént bi mu yewoo nag mu mel ni dundam ci guddi gi mu nelaw moom Dajjal dañ ko doon wan dundam séquence par séquence moo tax réfléchir na 30 minutes pour comprendre gént googu lan la te fekk na boobu yàllaa ko doon wan dundam ni mu ko organisé woon waaye fekk na it jour vendredi boobu di coïncider ak bi Dajjal wootee ni yàlla la fekk na jour vendredi boobu di coïncider ak ginnaaw at yi nga xam ni Dajjal woote woon na yàlla la ak fukki fan ak ñeent muy 1 an 14 jours 14e jour bi moo doon jouru aljuma jooju Imam al Mahdi bi 4h00 di mat jotee mu daldi ànd ak 7 ci compagnon mi ñi nga xam ni ñoom la àndaloon dem xadaratul ilahiya ñu jóge xadaratul ilahiya ak seen inaayatu rabbani mu ànd ak ñoom wàcc Jérusalem bi nu ñëwee mystiquement moom ak 7 compagnons yi ci xef ak xippi ñu dugg ci si biir masjidil Aqsa bi ñu dugg see jullit yépp nga xam ni ña nga woon ca biir masjidil Aqsa toog depuis 3h30 du matin di jàng alquran ñii di zikr bi ñu gisee Imam al Mahdi dugg si 4h00 ak 7 ya mu àndaloon seen kanam yee nga leer ba mel na jant jullit yépp tudd baatu allahu akbar ndax kontaan waaye Imam al Mahdi ni leen comme dañuy waajal julli na ñëpp dal te ku nekk toogaat ci position am ñëw daldi naafile
ñaari rakka ci diggu masjidil aqsa. 7 yi àndoon ak moom it ñi ngi jaxasoog julliti ñoom it jóg ku nekk julli sa ñaari rakka. imaamal mahdi pare xëcc kurusam jàng fatiha commencé laazimam mi ngi jàkkaarloog penk. ca moment boobu it xay bu ñu ngi organiser moom mi ngi jàkkaarloog penk waaye ca di laazim ca moment boobu xay bu ñu ngi organiser. ca moment boobu malaayika yi dem ñeenteelu asamaan wax yenent yàlla Isa ibnu Maryam ni ko dafa am loo doon ñaan moom la ñu wax ni nga wax ka ñu dégg. Isa ibnu Maryam ni li may ñaan mooy bii mooy ñetteelu yoon ma di leen ñaan ndigal pour wàcc ci monde shahada. ñu ni ko sa boroom nangul na la ko tey ni ko ñëwal ñu débuter protocole bi. yenent yàlla Isa alayhi salaam ànd ak ñoom ñu dem ba juróom benneelu asamaan bi yenent yàlla Isa duggsee ndeysaan ma nga sol benn manteau bu jaune bu ànd ak jàllaabe de même couleur kanam gaa ngay briller ndax leer gee nga xonk ba boo ko xoolee day mel na jant buy saw na muy mel. waaye bi yenent yàlla Isa alayhi salaam duggee juróom benneelu asamaan jëkki saa jàkkaarloog jëmm joo xam ni ma nga sol jàllaabe bu weex tal moom kanam gaa ngay melax ba boo xoolee kanam ga na muy melaxee day mel na jant bu toll ci njolloor waaye ci kanam ga yaa ngay ràññee ni visage ba nekkee visage bu raja bëñ yaa ngay melax parfum ba muy xeeñ tax na malaaka yi waroon Isa ibnu Maryam yépp même parfum boobu dafa doon xeeñ ci ñoom mu di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaye yonent bi mi ngi ànd ak yeneen 313 prophètes yi yàlla mës a yónni ñoom ñëpp. Isa ibnu Maryam ñëw saafonteeg yonent bi ñëw taxaw ci ginnaaw yonent bi ni bismillahi rahmaani rahim ni Isa ibnu Maryam ci ndigalal borom bi war naa leen jiite ñaari rakka taxaw ci kanam. Isa ibnu Maryam yeneen yonent yépp ci 313 yi ña ngi ca ginnaaw yonent bi jàng fatiha jàng alam nashrah ca rakka bu njëkk ba. deuxième rakka bi mu jàng fatiha jàng alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil ba mu jeex. mu saafoonteeg ñoom ba noppi dajale yonent yi muy 313 yi ñu def benn cercle wër Isa ibnu Maryam kenn ku ca nekk saafoonteeg moom. Isa ibnu Maryam nag tàggu leen ni leen maa ngi fas yéene nag jëm ca monde shahada mottali sama mission. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci loxo ndeyjoor bu Isa ànd ak malaaka yi ñeent ña nga escorté Isa mu gunge ko ñuy wàcc ci asamaanu juróomeel ba ca asamaanu ñeenteel. yonent bi ni ko fii la ñuy tàggoo ci xayba ba ci kanam ni ko fii la ñuy tàggoo ci xayba ba ci kanam ñu daal di nuyante. fa imaamal mahdi toog di laazim ca biir masjidil aqsa mu toog ba yàgg di jàng salaatul fatiha ba yàgg rek daal di seen Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. cheikh nga sol jàllaabe bu leer nañ jàllaabe baa ngay melax ba mënoo gis kanamu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ndax ni jàllaabe ba di melax. manto bu rouge ba ma nga rafet ba boo ko xoolee da ngay mel ni miroir ngay xool waaye kawar gaa ngay melax. Imaam al Mahdi nga koy gis Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ma ngay bëtt voie d'ascension yi. Imaam al Mahdi nga koy xool ma ngay bëtt voie d'ascension yi ba tolloog minbar ba nga xam ni
mooy minaret blanc ba ca Syrie ba nekk à l'est de Damas mu gis Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ak loxoom di bëtt voie d'ascension yi di yéeg ba créer lu mel ni tourbillon lumière disparaître. Imaam al Mahdi fa la yéege ca laazimam boobu ni yenent yàlla Insa ibnu Maryam mi ngi waajal wàccam, waaye boobu fekk na li des ci waxtu julli ci fajaru àjjuma jooju tuuti la, ay minute la. ca moment boobu ca ñeenteelu asamaan Insa ibnu Maryam malaayika yi positionné wu nañu ñëw taxaw ci kanamam, mu jël ñaari loxoom yu tedd yi bu ci nekk mu tekk ci benn mbaggu malaayika daldi ni bismillahi rahmaani rahim. voie d'ascension ba tijji mu fas yéene wàcc. kon fa tabarakallahu xam naa ni incha allahu bu ñu ñëwee ci phase bi ci topp ñu daldi àggale. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.